waa asalaamaaleykum gars yi ñoo ñëwaat tey El Hadj Ndiaye la pour continuer dernière partie wu émission bi nga xam ni jagle woon nañ ko ci wàllu sélection ci yee passé comme ni ngeen ko xamee traité woon nañ sélection jël nañ exemple ci benn xar génneel leen ko am luñ leen ci expliqué dem nag ci beneen exemple bu gën a fës boo xam ne élevage bi yëpp xam nañ ko muy magistrat. Donc tey la ñuy tëj émission sélection boobu tey lay jeex ni ma leen ko waxee woon rek ku am lu ko intéressé na ko def commentaire incha allah soit ñu dajale ko lépp def ko émission question yi traité ko benn par benn. Tey nag yee passé de deuxième partie bi waxoon nañ ci magistrat ni ñu def ba tëggu ko ci ndeyam ak ci baayam. Mais moom bi mu ñëwee ba xam loolu ñu yaakaaroon ba tëgg xar bi wuyu na ko wala wuyu ko ñuy rappel tuuti rek papaam Cheikh Diop yaayam Aïcha bu président Aboukan Cheikh Diop bu maire Fatoumata Doumbouya loolu mooy carte d'identité ay parents kii njoolaay la fësal kii guddaay la fësal donc ñoom ñaar bi ñu leen boolee gis nañ lim génne mensuration bi xar bi def ci âge bi nga xam ni moom la ko defee waxoon nañ leen ni moom. Ay ndayam ak baayam xar yu mucc ayib lañ moom ñëw na nekk xar bu mucc ayib li ñu war a attaqué nag tey mooy xar bi wane na ay mensuration jóge na foo xam ni deret yu baax la mais est-ce que juróom dina wane loolu am déet ndax waxoon naa leen ko sélectionner xar sur la production dafa laaj temps tey jii soo xoolee xar yi ni ñu leen di utiliser gétt yi bëriwul ay femelle dañuy yéex a tëb suñu tëbee le temps doom yi di màgg. di fësal dara du ci benn fan ñaari fan ñetti fan mais ci ay at lay doon soo xoolee tubaab yi taureau yi nga xam ni defal nañ leen génotypage li ñuy def mooy avant ñu leen di mettre en production dañuy jël seen sperme semence bi congelé ko buñ ko congelé da leen di permettre tey nag bi su commencé tëb fi ñuy mën a commencé natte ay doomam dëgg-dëgg par rapport ak meew wala yàpp dina def benn 2 wala 3 ans diggante bi nag bi mën na faa bañ a dundati suñ congelé sperme boobu wala semence boobu xool doom yi def performance ñu ni kii kat daanu na mais sperme bi congelé woon nañ ko ñu dem jëliwaat ko nii kii de mën nañ utiliser sperme am parce que wane na doom yi def performance parce que fi muy commencé tëb ba fi ñuy xamee ni génne na performance yu extraordinaire dina dox benn diggante boo xam ni ñaar voire ñetti at. Donc magistrat ñëw na gagné na Saladam 2016 ñi ngi toog di xaar li ci nit ñi di wax nag ñi nañ bopp bi dafa sew ñi nañ xar bi dafay niru comme xaru tàpp bind bi du bindu kuy et cetera loolu lépp dégg nañ ko ci élevage bi ñoo ci nekk xam nañ exactement li xew juróom ñooñu di wax loolu ba xam juróom dina ko dëggal wala juróom moom dina weddi ñiy wax ni xar bi yorul bindu kuy kon mënul jur loo xam ni nit ñi dinañ ko bàyyi xel donc fi ñu jëm mooy dem nañ 2016 ñëpp ñibbi nañ seen kër ñi ngi toog di xaar magistrat mi ngi tëb ay femelle tëb na ay femelle avant muy dem Saladam mais mi ngi continuer di tëb ay femelle xar bii ma leen wan si émission ba le passé magistrat mi ngi tëb yaay ji avant muy dem concours yi Saladam 2016 président Aboukan ñëwoon fi ni indil leen magistrat ñetti femelle ñu ni ko doon ñett dafa bëri indil yóbbul ko benn mu tëb ko si la juree papaay xar bi ma leen doon présenté donc tëb na première dame tëb na ay lingeer tëb na léegi nag toogaat nañ 2 ans wax naa leen production natt ko ci xar il faut minimum 2 ans donc doom yi commencé fës ñu dem dañuy dellu fi ñuy njëkk a dellu mooy Saladam 2018 dañuy ñu suivre benn xar boo xam ni magistrat moo ko jur ak lingeer bu ñu fàttee ni moo doon xar bi gënoon njool Saladam 2013 def 101 wetam demeewul noonu mais xar bu njool la woon te jamono boobu loolu lu jaaxaloon ñëpp la parce que boobu xar yi ñu ngi woon ay 96 ak 97 ak yu demee noonu moom mu ñëwoon def 101 léegi benn xar bi ñuy suivre te magistrat jur ko ñu ngi analyser production magistrat par rapport ak liñ ko croisé mi ngi jur wala jurul donc tey dañuy ñëw fii donc ñu thème bi magistrat la ba tey sa production
léegi lu ñuy dem Saladam 2016 Saladam 2018 plutôt mooy Saladam bi nga xam ni Galactique moom moo ko jël ñu suivre benn xar boo xam ni Magistrat moom moo ko jur muy Grand Raan boobu mi ngi ñëw moom tamit ci biir Saladam bi la amee ñaari at ci biir Saladam bi la amee 2 ans Raan génne mensuration yi 113 158,5 TP bi vraiment teewlootuma ko TP bi xamatuma ñaata la poids bi mi ngi defoon 149 kilos la defoon lii la Grand Rane def lii permettre na ko mu jël deuxième topp si ginnaaw Galactique raw maal yoo xam ne ay 3 ans jëm 4 ans lañ am Galactique rek nga xam ni boobu amoon na préparation bu extraordinaire mat sëkk moom moo ko raw mais moom mi ngi am ñaari at ñëw tey jii soo xoolee papaam la mu defoon ci ñaari at moom da koy lépp la yokku na hauteur bi papa ma ngi defoon 110,5 mi ngi def 113 papa ma ngi defoon 155 moom mi ngi def 158,5 gën a diis papaam 138 kilos la defoon TP yi teewlootuma ko papaam 128 la defoon mais moo ëppoon papaam TP ba pare gën ko nekk xale parce que papaam bi muy concours mi ngi def 2 ans 2 mois moom ci biir concours bi la amee 2 ans donc kooku mooy Grand Rane Magistrat jur ko muy benn ñu jóge fa dem Fekema foiru Fekema ñu jël kan maxu ñu jël maxu ñëw foiru Fekema moom tamit am 2 ans ci mois d'avril boobu génne mensuration yi 113 wet mu def 164,5 TP mu def 130 quelque chose teewlootuma TP bi poids bi mu def 143 kilos lii la maxu defoon foiru Fekema di doomu Magistrat ak première dame nekkoon xar boo xam ni xar bu gudd la doomu booy séeréer la moo jëloon 3e Saladam 2016 bi Magistrat gagné ci mâle adulte yi première dame moo jëloon 3e si concours femelle ba moo ñëw jur ak Magistrat mu jur maxu bii ñëw gagné foiru Fekema bi muy gagné foire bi gagné na xar yoo xam ne defoon nañ poids 160 et quelques kilos mais moom mu génne mensuration yi aussi si 2 ans 113 sut papaam mais def wet boo xam ni indi woon na coow lu rëy si élevage bi mooy 164,5 nga xam ni nit mësul xalaat ni xar dina mën a egg foofu moo tax coow li bari woon lool mooy 164,5 yi gis nañ ni moom tamit moo sut papaam moo ko gën a gudd lool moo ko ëpp TP mais aussi moo ko ëpp poids ci tamit âge yu 2 ans su ma doon bind lépp li doomu Magistrat yi day fees tableau bi donc dama koy résumer rek gis nañ ci 2018 boobu xar bu mel ni Muxsin Magistrat moom moo ko jur waa kër Albouri yi la ko jural te mu nekkoon si Grand Lamine Diagne Badu Jenn bu Mbuur moom ko mu dem foiru Mbuur moom tamit gagné foire ba Magistrat jur ko mu bokk ci doom yu njëkk yi mu defoon hauteur 113,5 moom def wet 150 def TP 130 et quelque poids bi yaakaar naa 130 et quelque kilos la defoon moom tamit mu gagné foiru Mbuur ba mën nañ ci wax xar bu mel ni Idole boo xam ni Baye Bada moo ko moomoon mën nañ ci wax ni xar bu mel ni kële Madagascar te ñoom El Hadj Ndiaye Ngaparu moomoon ko Magistrat jur ko aussi mën nañ ci wax xar boo xam ne tey mi ngi mel ni Bidiw bu Fàq 2018 boobu moo dem gagné foiru Louga mais aussi mu jógee foiru Louga dem foiru Touba tamit 2019 gagné ko moom tamit di doomu Magistrat mu juddoo aussi si Grand Lamine Diagne moom foofu la juddoo ci doom yooyu ba tey mën nañ ci lim koo xam ni procureur à travers ay doomam moom ndax procureur moo mag ñoom Grand Rane mais lim leen mage moom kenn mësu ko nat duggul si foire parce que peut-être xawoon na am wéradi mais moom tamit doomu Magistrat la beneen boo xam ni fàtte woon naa ko mooy bâtonnier nga xam ni rakku Grand Rane la
mooy caatu Linguère ak magistrat bâtonnier tey soo xoolee hauteur u 1,20 m ci xar moom moo ko njëkk a atteindre 1,20 m ci 2 ans et quelques def wetu 156 TP bu 138 poids bu 143 kilos mu jëloon 3e Saladam 2020 donc lii mooy production magistrat dañ boole papaam boole yaayam kii foor hauteur kii foor wet mu ñëw moom indi ay mensuration yoo xam ne permettre na ko mu gagner concours ñu croiser ko ak ay femelle parce que croisement yi mâle bi day apporter dara femelle bi apporter dara dinañ def émission spéciale ci croisement yi donc dañ koy romb rek dem mâle bi indi dara femelle bi indi dara femelle bu nekk gis nañ ni liñ ko booleel li mu gën a fësal indi na ko magistrat indi li mu gën a fësal mu génne ci xar yi nga xam ni daanaka suñ doon xool magistrat mooy suñ doon xool xar bu ëpp résultat ci élevage bi élevage commencé léegi par rapport ak ay performance magistrat pourcentage bi mu ci am ci ay doom beneen xar amagu ko ba tey lu ko permettre soo leen delloo ci émission yi ci ginnaaw di ngeen xam exactement parce que dañu appliquer principe bu sélection yu important bàyyiwuñu benn ki de jëfe benn sélection am na lu mu bàyyi ki jëfe ñaar am na lu mu bàyyi ki jëfe ñett am na lu mu bàyyi ki boole ñett yëpp nag boole na lépp léegi nag loolu tolluwaayu élevage yu nit ki moo koy permettre mu jëfe benn wala ñaar wala ñett yëpp à la fois tolluwaay lay doon rek donc magistrat tey gis nañ production am ñi doon wax naan xar bi du jur parce que dafa bindoo nii wala dafa bindoo ne ñooñu juum nañ parce que tey ji ay doomam ñi ngi reñe ba tey ci élevage bi li tax ñi ngi reñe ba tey mooy seeni doom ñoom mooy ay sëtam moom ñi ngi ba tey di ñëw di def ay performance dinañ ci jàll léegi li am solo rek mooy xar bi au delà de bopp bi dafa sew wala bopp bi dafa rëy wala dafa yor bind bu yambar wala bind bu tooy li am solo mooy xar bi niñ ko liggéeyee jël nañ ko liggéey ko ci xar bu njool boo xam ni ñi ko séq ay njool lañ muy jur ay njool ak xar bu jigéen boo xam ne dafa gudd ñi ko séq gudd muy jur gudd ñu boole ñaar ñooñu suñ boroom nangu xar bi ñëw loolu mu boole ko indi ko di ko jur ci ay doomam looloo permettre tey magistrat performance yi nga xam ne def na ko dafa nekk croisement boo xam ni croisement bu pertinent la boo xam ne dañoo xool lépp li nga xam ne xar bii moom la manqué jël kee nga xam ne moom la fësal ñu boole leen dajale ñoom ñaar mu sotti mbir mi génn amaan nag bu amoon ay rakk ak i rakkaar yu mu bokkal ndey ak baay dinañ gën a xam ba xam exactement loolu dina répété wu am déet mais malheureusement loolu amut donc moom lañ mën a jël comme sujet d'exemple parce que benn la si ndeyam mais benn la si baayam si croisement boo xam ne Aïcha ak Cheikh Diop ñoom ñoo ko kii donc tey gis nañ ni tey magistrat record hauteur bi moom daanu na kañ la daanu si c'est plus fàtte naa moo ko yor ba tey mooy 1,20 m parce que bâtonnier bi ko def 1,20 m doomu bâtonnier ñëw na defaat 1,20 m muy Nasser ñëwaat na def 1,20 m record bi maxu sëy bii defoon 164,5 mujj nañ ko nataat une deuxième fois ci foire sectorielle Adam mu def 170,5 donc 164 yi ñu doon coow léegi 6 centimètres yokku na ci mu nekk 170,5 ñu gis ni ba tey magistrat boobu moo téye lii moo téye hauteur bi moo téye wet bi téye na hauteur bi ci doomam téye na hauteur bi ci sëtam muy Nasser téye na wet bi ci doomam muy maxu sëy donc pertinence croisement croisement ki koy def faiblesse daf ko war a bàyyi bu baax xel li xar yi faible loolu nag dafa jafe éleveurs yi parce que ñoom li ñu fort da leen di nëbb li ñu faible fort naa li ku nekk jàpp nga sax xar moo gën a parfait alors que nul n'est parfait doomu aadama sax matul waxuma la ak am xar da ngay nangu ni critère bi da nga ko manqué nga dem xool koo xam ni dina ko am na ko Cheikh Diop dafa njool attention Cheikh Diop gàttul du am ndaama mi dafa njool baayam murit njool maamam peut-être moo gàtt Daawda dafa gàttoon sax mais baayam murit dafa njool Cheikh Diop njool téye record hauteur de 2011 à 2016 juróomi at téye na ko di jur lu njool avant ñu koy boole ak Aïcha jur na boltu jur na biddiw
Aïcha dafa gudd gën a gudd xar yoo xam ne ñoo ko mag fuuf ca jamonoom di jur gudd ado wax naa leen ko kële gelawaar wax naa leen ko di joxe gudd di joxe gudd ñu boole koo xam ni dafa njool ñu croisement bi réussir ñu indi ñaari critères yëpp di ko wéyee donc xar bi li mu fësal si yaramam di ko jur ñu boole ñaar ñoo ñu boole leen mu dajaloo ci benn doom boobu di transmettre loolu donc ñu bàyyi baax xel croisement faiblesse su xar yi ne ko éleveurs yi di dugal seen bopp nangu ko parce que loolu yaa koy nangul sa bopp pour corriger ko mais keneen bu ko nangoo yow nangoo ko tamit doo mën a corriger dara donc kii mooy magistrat sélectionné nañ ko ci ay parents sélectionné nañ ko ci jëmmam mais ñëw nañ ci production mooy ñetti pàccu sélection yi ma leen waxoon sélection par les descendants sélection massal mooy jëmm ji ni mu mel sélection par la production mooy mujj parce que jur mooy mujj il faut mu am benn âge magistrat bi mu defee performance su gagné saladam bi ba ñuy commencé di natt ay doom ñaari at yu mat sëkk dox na ci diggante bi yeneen doom yi bato ñi avant muy fës magistrat 2016 la gagné toog nañ 4 ans pour mën a gis doomam boo xam ne ñëw na nangu record auteur bi donc production jugement am gaawut te tamit il faut ñu am ay données pour mën ko juger réellement malheureusement nag fii xar yi données yi ci concours rek lañ ko mën a jële moo tax du mën a yaatu benn yaatu bi mais lii lañ mën a wax tey ci production magistrat donc juróom méngoo na moom ak ni mu mel li mu feeñal ci jëmmam mais juróom méngoo na ak ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo ko seq muy Cheikh Diop ak Aïcha ñu ciy joxe tuuti foofu benn enseignement mooy élevage collaboration la élevage loo manqué dem uti ko la xar yi dañ dajale race yu bëri jambaan leen génne xar yi xar bi day foor lii manqué lee am lee du am lee tane si lee fësal lale tey ji mère Fatoumata Doumbouya bu téye woon Cheikh Diop magistrat du juddu kenn mënu si dara président Aboukan bu téye woon Aïcha magistrat du juddu ñoom ñaar dañoo nangolante kii xam ni manqué na lee mu dem jëli lee ci xar bi ki nga xam ni moom la soxla ñoom ñaar ñu dajaloo ñëw mu indi xar boo xam ni ub na làmb ba fii may wax ak yow parce que benn xar taxawagul baat dindi moom li nga xam ni moom def na ko fi directement ci ay doom waxaguma sax ci sëti ci ay doom ñaari nit ñoo nangulante ku nekk nangul li nga manqué kee nangoo jox kee mu jox ko mu dem mu mën fee juddule magistrat par rapport ak ni élevage bi demee fi mu toll nga xam ni nit ñi dañuy bloqué téye lii su ma defee lii waa ji damay raw su ma defee lii waa ji dafay am loo xam ni man óomu ko loolu amul benn njariñ xar yi ku ne lii sa wërsëg di nga ko ci am tey jii magistrat marqué na élevage yu laadum bi marque boo xam ni kenn mënutu koo dindi ba àdduna tukki dañuy tudd turam ci wàllu xar ba àdduna di tukki niñ koy defee ci yeneen élevage parce que dafa def ay performance yu extraordinaire performance yooyu mu def nag maanaam ay nangolante ay nit moo tax loolu sotti suñu bañalante woon ku ne téye sa xar te mënoon naa nekk dara du xew heure bii ñi ngi fi nekk amaana hauteur 120 duñ ko xam amaana wetu 170,5 duñ ko xam ndax suñu borom lépp muy dogal ci jaam ñi la koy jaarale ay sabab lay xaar bu nit ñi defee sabab yi ci lu baax mu defal leen lu baax su nit ñi defee loo xam ni jaaduwul ci sabab yu nekk safaan mu defal leen safaan kese nit ki li ngay jëf loolu ngay am magistrat collaboration bu rafet la maire bi waxtaan naa ak moom lu bëri xar Cheikh Diop xar bu bëggoon la ba muy première maalam permettre ko mu gagné concours ci jigéen 2011 nga xam ne am na góor ñu fi nekk yàgg fi mësu ñoo xam sax mu gagné concours di saf mu ñëw gagné concours ak xaram kooku mënoon naa téye ba xar mi di dee mais bi mu xamee ni joxee fi sës tamit da koo joxe bi mu ko joxee président Aboukan liggéey si moo grand Lamine Diagne ñu xam ni magistrat juddu si nga xam ni tey ji dafa marqué empreinte am ci élevage bi yëpp ñi sàmm ak ñi sàmm te xaw a intéressé wu tuuti ci élevage xam nañ bu baax kan mooy magistrat donc ñu bàyyi baax xel li ma leen wax élevage da ngay manqué dara dem xool fi nga koy utijee ku ko mënta yor jublu ne la jubluwu la yow li la intéressé mooy liggéey xar yoo xam ni am na fu ñu toll loolu nag nit ki mooy nangoo dem wëri ko
su ko wëree ba gis ko mu fexe koo jël boole ko ci géttam mu yokk ko liggéeyam lu yokk boo xam ni ki ko deful moom du mën a am loolu. tey jii am na ñoo xam ne mënoon nañ jënd Cheikh Diop def si peut-être prix bu gën a cher mais defuñu ko pour x raison donc magistrat judduwul foofu si ñoom mi ngi juddoo ci président Abou Kane mu nekk collaboration boo xam ne maire Fatoumata Doumbouya ak président Abou Kane ñoo ko def mu nekk loo xam ne dafa réussir mais loo xam ne ñoom seen tour inscrire na ko ci élevage inscription boo xam ne kenn mënatu ko dindi. donc loolu tey lii mooy production direct magistrat doom yi la jur directement xaw naa sax laal tuuti ci sët yi mooy doomu bâtonnier bi. donc tey damay jàll tuuti rek wax tuuti ci sët yi rek après ñu tëj émission bi comme ça joxe dig daje ba beneen an sama éponge voilà. donc ma effacé fii doom yaa ngi nii ma effacé donc gis nañ ni magistrat doomam yi kenn présenté tu leen lëmbe nañ élevage bi ñu dem tuuti ci sët yi tuuti rek lañ ciy jël wax naa doom bâtonnier sànq bi nga xam ni Nasser la Nasser nga xam ni moo def 120 162 TP bu 126 poids bu 123 kilos loolu si góor yi la. Chifa sëtam la parce que doomu Grand Rane moom moo ko jur Chifa mi ngi def hauteur moyenne hauteur am bon mi ngi def 117 disons wet mi ngi def 162 et quelque yaakaar naa TP bu 138 poids bu 164 ou 162 kilos quelque chose comme ça def na ko moo gagné foiru Adel ba moo jël deuxième ci foiru docteur Niang bii ñu génn donc kooku tamit surtout magistrat la ku ñu mën a jël keneen ci jigéen ñi ñu jël black and white bu Yaya Anne sëñ Moustapha Gueye judduluke bidiw bu fàq moo ko jur doom magistrat la nga xam ni record hauteur bi si femelle fi mu toll moom moo ko yor ak 158 centimètres moom moo ko yor fi mu toll nii surtout magistrat la bidiw bu fàq moom moo ko jur doom magistrat bu góor mën nañ citer ku mel ni femme d'affaires mu Dramé yoroon te mu daanu bon bi mu daanoo yàgg na mais ba tey ci kii nga xam ni ci âge espoir defoon na jamono boobu foiru Thiès ba 146,7 centimètres ci guddaay dem foiru Ader ba def fa 151 centimètres kooku tamit surtout magistrat la ci jamono boobu mu nekkoon performance yoo xam ni performance yu extraordinaire la bëri na set yi bëri na parce que yëpp jàpp ma ko sam bopp doom yi laa gën a suivre mais ñu xam ne magistrat loolu mu tàmbali woon mu jóge ca ndeyam jóge ci baayam mu ñëw moom ci jëmmam mu jur ko ci ay doomam ba tey mi ngi continuer di dox donc production boobu ba tey mi ngi wéy mi ngi yokku nag parce que lu magistrat jàmbaar pour nga yokk il faut nga boole kook leneen xar yi nga xam ne tey jii ñoom ñooy toji élevage suba day nekk xar yoo xam ni magistrat lu mënta ñàkk la mais loo xam dañ koy booleeg beneen doole ni nga xam dañ jëlee doole Aïcha boole kook doole Cheikh Diop mu génne benn doom ñu boole kook Linguère boole kook première dame boole kook yeneen xar yii juddu si doom yi juddu si la ñu jëlee doom yi boole leen ak yeneen xar sët yi juddu ci donc continuité bi mooy nga jël ay doole ki jël ay doole di ko boolente forcément day ëpp doole mais kii jël doole di ko néewal doole dooleem day wàññeeku mënta ñàkk donc pertinence yi il faut nit ñi di am pertinence ci croisement yi di bañ a nax seen bopp di xool bu baax exactement lan lañ war a def élevage bi benn gétt yoru ko benn nit yoru ko ay doole yu bëri la mais dañoo tasaaroo ki lay gën a réussir mooy ki fexe ba xool fi doole yi nekk mu dem doole bu nekk mu jël ko ki mën a réussir jël doole yëpp dajale ko mu génn ci benn produit wala ñaari produit nécessairement dafay not ñeneen ñi kenn mënu si dara suñ borom loolu moom moo ko dogal ci àdduna bi noonu lay doxee donc magistrat gis nañ ni moom jur na moom ay ndeyam ak baayam ñu garaaw lañ moom ñëw na garaaw jur doom yu garaaw ba pare doom yooyu di jur doom sët yu garaaw léegi nag sët yi soo seetloo di nga gis ni jigéen ñi ñoo ci gën a fës que góor ñi jigéen ñi ñoo ci gën a fës émission bi day gudd mënoon naa indi tableau jigéen ñëpp mais jigéen ñi ñoo ci gën a fës lan moo waral loolu peut-être dinañ ko traité ci beneen émission
critère day am li ñuy wax déperdition selon niñ koy croiser mais loolu peut-être dinaa ko traiter ci beneen émission. beneen mbir magistrat wax naa ci li ma ci wax lépp ñëpp dégg nañ ko taxu ko mu nekk le mouton parfait li muy jàmbaar damay faral di wax au royaume des aveugles le borgne est roi maanaam soo demee si dëkk boo xam ni ñëpp gisuñu ñu gis koo xam ni ab patt bët la moom la ñuy fal buur ndax moom lu benn bëtam mi ngi dox magistrat lool la maanaam dafa ñëw fekk élevage bi am rafle ci production maanaam xar buy jur lu garaaw moom mu ñëw soo jëloon tey li tax ma wax ko loolu mooy soo jëloon li mu jur lépp doomam yi mu jur yépp nga boole ko yi garaaw ak yi garaawul ñoo ëpp fuuf yi garaawul ñoo ëpp fuuf yi garaaw loolu nag dafa am lu ko waral ba tey dinañ ko traité ji ci émission mais tey jii soo jëloon benn classe nga leen di noter sur 20 kii ñëw am 1 kii ñëw am 2 kii ñëw am 3 kii ñëw am 8 ki am 8 moo gagné ñeneen ñi ki am 8 moo gagné ñeneen ñi donte atteindre moyenne loolu nag magistrat nekkul moom mooy le responsable mais loolu élevage yu laadum bi ni muy liggéeyee moom moo tax loolu am fi ñu jëlee xar yi ak fi ñu leen jaareel ak ni ñu leen di croiser moo tax loolu am donc loolu selon émission yi di ñëw dinañ ko traité ji nit ñi gën ko comprendre bu baax mais ñu xam ni magistrat xar boo xam ni la comme ni muy amee ci yenn élevage yi am lu fa judd loo xam ne dafay marqué soo xoolee Holstein yi am na benn nag boo xam ne nee nañ 99% nag yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci àdduna bi Holstein yi ay kiyam lañ ay sëtam lañ maanaam ci moom mooy responsable moom moo melokaan mi ñor moo leen ko jox mooy xar nag boobu nekkoon Canada ñu koy wax le vieux Joe old Joe nag boobu moom mooy responsable magistrat xaw na du ma ni toll na ci dayo old Joe boobu mais xaw na koo jige suñ ko comparé ak élevage yu laadum bi ñu toll donc tey jàpp naa ni li ëppoon solo wax naa ko soo amee lu ma fàtte tuuti lenn rek waaw voilà ma wax tuuti rek loo xam ni sama xel génnoon na ci par rapport ak magistrat loo xam ni ci émission yu njëkk yi laa ko waroon waxe mooy magistrat mensuration yi nga xam ni defoon na ko ci xale loolu ñu ciy remercier grand Lamine Diagne parce que moom moo ma ko jox xar bi nekkoon na ci moom kuy natt xar la parce que xar dañ ko war di ko natt depuis xale ba muy nekk mag loolu da lay permettre nga comprendre lu bëri si moom donc bi muy am magistrat bi muy am 1 an benn at mi ngi defoon 103 hauteur wet mu def 140 bi muy am 15 mois magistrat mi ngi defoon hauteur 106 wet mu def 143 donc gis nañu bi muy am 15 mois rek tolloo na ak papaam wet bi muy am 15 mois tolloo na ak papaam wet bi muy am 18 mois boobu la ko grand Lamine Diagne mujj a natt mi ngi defoon hauteur 108 loolu la defoon wet bi amaana natt ko parce que joxuma ko donc lii grand Lamine Diagne mi nga xam ne xar bi nekkoon na si moom këram la njëkk a tëbe moo ma ko jox nga xam ne données de suivi yoo xam ne magistrat ku ko amul woon soo suivre émission bi di nga ko mën a noté 1 an 103 140 15 mois 106 143 18 mois mi ngi amoon 108 lii nag élevage dox na parce que lii avant muy concours donc da ngay jàpp ni ay jamonoy 2015 la woon yokk nañ lii bu baax romb nañ fa may wax ni magistrat ñu bëri ñi ngi posé question wet yi muy jur moom mi ngi def 155 tamit lan moo tax muy jur ay wetu 160 et quelque ba wetu 170 li may wax élevage bi dafa manqué professionnalisme suivi amu ci suivi moo yor élevage magistrat bokk naa ci ñi ko mujj a natt bi muy am ñetti at et quelque ñu demoon kër grand Abou Kane maak Abou Haris Rasoul Thiam natt xaar bi amoon na fiche sax su ma ko fàttaliku woon dinaa indi fiche bi fii ci biir émission bi mais amaana beneen yoon mën nañu am occasion bi boobu magistrat mi ngi am ñetti at yu teg boobu mi ngi doon def wetu 162 la defoon boobu longueur am 162 la mooy bañ ko nattee Saladam màggaat na fi ba am 162 wet donc performance boobu muy def ci wet nekk loo xam ne daf ko luxus wala dafa génn feneen dafa nekk ci moom 162 la defoon boobu wet parce que xar yi hauteur bi mooy njëkk a taxaw après wet bi topp ci poids bi nag moom daanaka amul arrêt day yéeg di wàcc rek di fluctuer mais magistrat defoon na 162 ci bi ma koy mujj a natt comme man damay wër def ay suivi xar
di contrôler seen performance nga xam ne xar yi nekkul yëpp ay dugg concours am na yoo xam ne buñ génnee concours gagné dootuñu duggati donc loolu bari na xar yi ma ko njëkk a defal la bokk. defal naa ko xar wax ni mel na ni Picasso yeneen xar mënumaa nekk fii di lim donc moom amoon na wetu 162 donc ñu xam ni xar boo xam ni guddaay bu extraordinaire la amoon looloo tax mu mën di transmettre guddaay d'ailleurs soo suivre production dëgg di nga xam ni li muy transmettre wet bi sax dafa ëpp foofu sax li muy génne hauteur bi donc xam naa ni dañuy yamandeeg yéen fii tey ci émission bi parce que dañu war a dellu ci yeneen yitte ñi ngi yaakaar bu baax que ni émission bi jariñ na leen di ngeen ci soo leen ci jógee par rapport ak ñi nga xam ni ñi ngi élevé dinañ gën a bàyyi xel li nga xam ni mooy sélection dinañ gën a bàyyi xel lan mooy élevage yu laadum bi donte loolu dinañ ci duggaat lu yaatu fu laadum bi jóge lan mooy laadum lan a tax mu mel nii lan a tax melul neneen nu mu waroon mel fan lañ jëlee njoolaay fan la ñuy jëlee loolu lépp dinañ ci ñëw ci ànd ak ay documents historiques yoo xam ni ay tubaab yu fi nekkoon coloniser Afrique coloniser Sénégal coloniser Mauritanie ñoo ko bind def ci ay gëstu loolu lépp dinañ ci dikk ci lu yaatoo yaatu suñu jot mayee incha allah ci cas bu nekk dinañ ko traité donc ma leen di fàttali li ma leen waxoon rek ku am sujet bu la intéressé def ko commentaire ci vidéo yi su question yi bëree ma traité ko def ko émission su bëriwul ci par émission dinaa ko noté tontu avant nga xam ne dinaa tàmbali émission bi may def donc maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ñi nga xam ne ñooy suivre émission yi di sant bu baax Mass SBT Média moom mi nga xam ni moom moo nekk ci réalisation bi di sant administrateur groupe éleveur professionnel yëpp à travers Alla Gueye Ndongo Amady Mbodj Mbayloo Gaydel mais di sant ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre di apprécier te lii di leen jariñ parce que lii ñu ngi bàyyi suñ jot bàyyi suñ lépp di ci def suñu moyen bopp di ci def suñu kàttanu bopp simplement pour jariñ doomu aadama yi parce que bëri na ñoo xam ni dañ may woo naan ma non mënumaa dugg si groupe WhatsApp bi donc expliqué waat ma donc moyen bii daa gis bi gën a simple mooy def ay vidéo YouTube nga xam ne bu fa nekkee ku bëgg heure boo bëggee di nga dem mën a suivre chaque jour doo mën a ñëw di ma interpeller parce que tamit parfois man damay nekk si yeneen yitte donc j'espère que mi ngi leen di jariñ loolu moom mooy jubluwaay bi donc ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah ci yeneen émission jaa ngeen jëf